chers fidèles internautes de Sénégal 7 nuyu nañ leen kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant mbégte la ñuy amaat toujours encore une fois nag di jàkkaarloo waat ak yéen dal leen ak jàmm ci seen émission bi nga xamante ni yéen a ko taamul seen bopp muy makkaan tey nag ñu ñëw daal di seet si ndaanaan boo xamante ni su ma leen ko présenté du leen bett ndax ndaanaan la ci lu mu doon fexe na ba bi mu dikkee yàgg na fexe na ba marqué fi empreinte am te nee naa leen caaxaan dindeetu ko mais damay relancer rek li nga xamante ni moom mooy concept makkaan vu que gëj ngeen koo gis émission la boo xamante ni dañuy sillonner un peu partout ci seen i célébrité seen i star wala sax ci seen i artiste rien que pour toog ak ñoom waxtaan ak ñoom kii nag may dalal wax naa ko sànq day wuyoo ci ki nga xamante ni moom mooy Guigui nekk chanteuse boo xamante ni wax dëgg yàlla li ma gën a neex ci moom mooy daa jiital njàng mi ba pare laataa muy doon waykat nuyu naa la sama mag ji. maa ngi leen fay bu baax a baax Thiat. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax a baax tu es toute belle. merci comme toi macha allah. asa nuyoo ak internetu Sénégal 7 yi ndax yow moom buñ lay seetaan dañuy kontaan. voilà may kontaan trop dalal leen di dalal émission bi nga xamante ne mooy makkaan. donc di nuyu internautes yi di nuyu ñëpp à travers le monde. parce que gis naa ne boo voyagé. nit ñi ci site yi la ñuy dugg. tout à fait di xool artistes yi seen interview yi pour gën a xam. kan mooy artiste bi kontaan naa trop ci invitation bi. asa mi ngi noonu moo ko wax de par les réseaux sociaux wala internet bi tu es international ba tax na ñun nag ñu dalal la ci sunu émission bi di makkaan émission la boo xamante ni ma fàttali ne rek ñetti rubrique dina leen ci fekk benn bi mooy jomb ndax bëgg nañ benn bi du moins moom mooy baat ak tontu ndax bëgg nañ képp koo xamante ni rek internet nga amoon question boo bëgg a posé ki nga xamante ni mooy Guigui nga laaj ko ba tax ñu daal di leen jagleel boobu am na beneen bu tudd jomb ak li nga xamante ni mooy top du jour waaye dañuy dem dikkaat daal di ñëwal leen ci li nga xamante ni mooy baat ak tontu à tout à l'heure. de retour nag ci seen émission bi di makkaan comme niñ leen ko wanee baat ak tontu lañ toll ki ma invité wax naa leen ko je rappelle que mooy Guigui chanteuse boo xamante ni daa jéetal njàng mi te mu kontaan ci lool ndax loolu day permettre rek ñu xam le ne dundu aar terewut nga am bagage intellectuel te mu lay mën a dimbali un peu partout ak foo jëm mais Guigui ñun dañoo am benn remarque bu ñu def macha allah Guigui ci ay clip yu extraordinaire Guigui te buy def li nga xamante ni mooy clipam yi da ngay gis ne àq bi war yëpp da ko ciy def te lu mu laajte aussi da ko ciy def. macha allah mooy waral sax yenn polémique yi constance boobu noonu ak spontanéité boobu noonu nan la ko Guigui di expliquer. waaw mooy fibre artistique bi rek. parce que xam nga artiste du dañ lay wax dañ lay dicter li nga war a def. artiste sensation la. donc mu nekk loo xamante ne yàgg naa ko bëgg bi may xale. donc rêve boo xamante ne maa ngi koy réaliser donc su ma koy réaliser dama koy réaliser avec passion. dama koy réaliser avec amour. dama koy réaliser avec constance. comme ni nga ko waxee sans demi-mesure. sans demi-mesure lépp loo xamante ne clip bi laaj na ko. dama koy def. comme ni nga ko waxee sama clip da ngay gis innovation. am na clip boo xamante ne je me suis déguisée en sirène. am clip boo xamante ne. dugg naa sax si ndox bi ba xawoon na lapp sax ci biir. donc lépp rek pour bëgg fan si kontaan moo tax ma koy def. c'est toujours dans le cadre artistique artistique ci loolu rek laa koy jublu mais du pour leneen. tout à fait comme li nga ko wax non seulement da ciy sonn day def li mu war mais aussi lépp loo xamante ne da koy laaj da koy def mais loolu parfois dafay susciter ay polémique te en plus day indi ay critiques yu bëri seetlu nañ Guigui saa bu génne tube rek moom mooy tey coow li bari na Guigui yenn saa yi est-ce que doo xam ne lii laaj na ko sax nga xaw koo bàyyi ndax société bi ñu nekk waaye Guigui moom fi mu neexee rek la koy defee daal tubaar fakal. waa xam nga nag man yàlla may na ma benn affaire. mooy ku may seetaan da ngay kontaan. man képp ku may seetaan même bu ñu la nee dama xooli Guigui li mu def dafa garaaw yooyu noonu yow boo ñëwee seetaan ko da ngay kontaan da ngay ne c'est artistique. xam nga c'est de l'émotion. parce que loolu rek laa ci jublu pour bëgg lu neex nit ñi. mais nag comme chaque fois ni ma koy waxee on est dans un pays boo xamante ne bàyyiwuñu kenn caat. donc da ngay toog sax kilifa diine ñi waxtuwam tudd fu bon. léegi daal dafa nekk loo xamante ne sénégalais du ñëpp nag mais am na ñenn ñoo xamante ne loolu mooy seen vie. peut-être loolu moo leen di jox plaisir. da nga koy bàyyil ak ñoom bàyyi leen ak critiques yi. mais fans yi ak sa genre yi nga xamante ne ñu ngi may gis di bëggee di kontaan. donc man ñooñu rek ñoo tax may liggéey. ñooñu rek moo tax ma nekk ci ba tey ñoo may motiver. mu mel ne sax oto bu jiitu rek la ñuy corner tout à fait elle est motivante elle a de la classe elle a du feeling ba tax na saa bu génnee li nga xamante ne mooy clip mu
bari ay polémique mais nan nga koy dundee parce que nag jàmbaar dëgg la am na te jàmbaar nga mais nit ku nekk nag yenn saay boo toogee dina am lu la metti nan nga koy dundee soo gisee commentaires yi soo gisee relance yi mi am. non jaafee nag. parce que nag problème bi nga xamante ni le vrai problème xam nga da nga fa defoon benn clip boo xamante ni ci clip bi yaa am na benn waaye bu la doon sexal banaana. man damaa foogoon ne le monde bascule ku ne di wax nan nga ko dundee. non xam nga clip bi nag banaana bi comme ni nga ko waxee c'est venu spontanément comme ça nii rek dañ dem clip. léegi ñiy dem Ngor traversé ñi ne xaan jëndaale fruit comme man su may clip damay togg ñi di lekk et tout. donc ñu jëndaale fruit bu jëndaalee fruit may nuyuwaale réalisateur bi muy Jules Baye gis nga moom moo doon woote nii léegi parce que dañoo war a liggéey. fruit rafet frais. xam nga banaanay frais et tout. mu ne te ñu koo teg ci clip bi. xam nga ñu xaw a improviser benn scénario. donc yàlla def nag affaire bi am buzz et tout. te comme ni ma koy waxee lekk rek la. nit ñi nag dañ koy gisee lu nekk. parce que ñoom la seen xel toll foofu. mais lekk ñëpp xam na ne banaan day joxe mais yow bi nga koy def Guigui maag yow ay wax bi vitamine lekk la bi nga koy def amoo lenn lu la sa xel jox nga xam ne lii dina indi polémique. non sérieux honnêtement. man pour man sax bi may dugg ci ndox bi sax loolu la nit ñi di gën a wax. pour man nit ñi loolu la ñuy gën a gis ne Guigui elle prend des risques. et tout maquillé wu solo dugg ci bi ndox bi nuuru. pour man loolu mooy indi polémique mais après le simple fait que je prenne la banane. xam nga affaire bi nekk Guigui banaana ma ne waa banaana dañ koy lekk. xam nga wala yow loolu bi mu commencé am est-ce que amoo defaatoo nag benn réplique xam ne kon peut-être am na leneen lu muy sous-entendre. waa xam nga comme ni ma la waxee. Sénégalais yi bi ñu commenté au fait laa bëgg a wax ñoom ñoo la yóbbu ci beneen pensée boo xamante ni peut-être sax yow amoo ko woon su ma juum. waaw loolu la mais comme ni ma wax rek xam nga man dama démocrate en fait. man moo tax les critiques du ma touché parce que man dama démocrate. man dama nekk ni koo xamante ne caat yow loo bëgg. dama lay seetaan ak yow li nga bëgg. ma seetaan la ak moom parce que dañu naan ku dee ak sa bàmmeel. voilà nit bëgg na doom suul na ko nit bëgg na yaay suul na ko bëgg na papa suul na ko bëgg na jëkkër ak jabar suul na ko. donc loolu moo waral ku dee ak sa bàmmeel nit da nga koy bàyyi ak conscience am. moo tax ku ci nekk ku ciy wax damay ne loolu la xalaat c'est pas grave c'est sa pensée man sama yoon nekk si man li ma si jublu woon rek mooy sol naa yére bu jaune Jules Berne ma banane bi jaune bi dina ànd ma xalaat kase couleur bi ak lekk banana bi donc après ñoom ñu yóbbu ko feneen. alors c'est toujours dans le cadre de bien faire et de bien servir ses fans. gàtte leen ba lépp loo xamante ni rek bëgg nañ ko wala ñu koy xaar ci ñoom mu jox leen ko ba mu doy Guigui laa invité ci seen émission Makkaan mais Guigui dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy sa style de musique ce genre musique moom ban style la exactement parce que Guigui bu ko neexee mu daal di def mbalax bu ko neexee mu daal di am lu mu ci dugal Guigui daal da ngaa doy waar Guigui looy way. Thiat bàyyi too yaa gën a doy waar yow rek yow tax la woon tuddee. waaw ati ñëwal. je fais du pop mbalax c'est-à-dire mbalax loolu mënuma ko bañ parce que je suis sénégalaise. damay kontaan su ma voyagé. ñiy déglu mbalax sama son di ko déglu di ko fecc. ñi nga xamante ne xamuñu sax luy mbalax loolu dafa ma neex donc mënul génn sama ADN. mais en même temps j'ai essayé de réconcilier la musique internationale et la musique nationale. pour au moins boo génnee. ku ci nekk gis si boppam am na ay sonorités yoo xamante ne ñoom dinañ ko mën a déglu. donc mën ko fecc mën ko comprendre parce que mbalax c'est très difficile. vraiment c'est une musique très difficile à comprendre. parce que da ngay voyager man école bi ma nekkoon noonu doom def sama formation cinéma. bi ma leen tegalee yeneen wuy ay tay mu neex. ay xàppi bi mu jéggéen ay yeneen yi fecc nañ ko. mais bi ma tegee mbalax bi. dañ ma ne ça c'est quel genre de style. loolu lañ ma njëkk a laaj. ma ne leen lii mooy mbalax wax leen ne ñu ne ma ndax am na yeneen dëkk yu koy def ma leen non Sénégal rek moo koy def. Sénégal dañ ko créé et tout. donc loolu dafa neex. dafa neex nga am sa identité. moo tax man may jéem a relier yëpp mais je dirais que variété laay def. parce que album bii di waaj a génn xam naa dinañ ci wax. donc y a tout. d'accord ci album boobu sax nag laay pëttaxloo ñu waxtaan ci parce que ci kàttanu yàlla nee nga dina génn mois de mars. incha allah ci kàttanu yàlla lan ak lan lañ ci mën a xaar. comme ni ma la wax rek variété musicale. dinañ def pop dinañ def mbalax dinañ def raga. dinañ def aussi afrobeat. dinañ dem aussi ci slow. ak R&B. mën nañ cee xaar ay featuring.
waaw featuring bi ma ci def mooy benn allemand love bi ma defam Allemagne. moom dina ñëw sax incha allah sorti album bi invité naa ko Don. maa ngi koy xaar def naa ak Oumou Sow aussi sama sista boobu nga xamante ne vraiment. sunu mag nit bu ñàkk ki ñaan. voilà ku baax a baax a baax a baax bëgg ma. sentir ma respecté ma. voilà loolu moo ma neex ci moom. ba tax na def naa ak moom ñaari son. muy bombal bi. ak happy bi nga xamante ne mi ngi génn récemment. donc di ko ñaanal aussi moom mois de mars mooy suñu mois. donc man la kat ma génnee sama album moom le 13 mu woote Sorano. ñu war a dem féetewaat foofu album bi sorti album bi. donc may woo Sénégalais yëpp le 13 ñu fekk Oumou Sow Sorano. sama mag jooju Sow pour la ardo yal na la yàlla defal jàmm moom daa baax te daa bëgg ki nga xamante ni mooy sëñ Fallou mais noonu la ñuy demee rek ba tey daal di ñëwaat ci ki nga xamante ni moom mooy Guigui moom laa invité ci seen émission Makkaan tey nag ñu am plaisir comme ni ma la ko waxee daal di lay dalal waaye yenn saa yi dafay am ay faits yu am Sénégal yenn saa yi da ngay gis ay xale jigéen yoo xam dañuy nekk ay victimes yenn saa yi ñii dañ leen di nax ñii peut-être seen copain moo leen di proposer ba ñuy am yenn saa yi ay dérapage ci internet bi Guigui ñan lan lay conseiller ñooñu nga xamante ni yenn saa yi duñu xam wala peut-être seen amour la ñuy topp wala yenn saa yi ñu teg leen dil ban conseil la Guigui di jox ñooñu. waaw xanaa rek comme ni ko wax xam sama album esprit la tudd. tout à fait mooy esprit yàlla na yàlla sopp xel yi. tout à fait xel dafa garaaw caat. xel dafa c'est incroyable. parce que comme ni nga ko waxee xale yi léegi ay victimes lañu te ñoom la ñuy saaga. xale yu jigéen yi. même bu fekkee fee yi am na góor ak jigéen sax da ngay xool ne ku jigéen ki moo ci gën a sonn. j'espère que lu mel noonu way nga ko ci biir sa album bi. waaw mooy esprit bi ma wax rek dama ne esprit mooy xel. xel mooy mind. maa ngi ci wax aussi tu n'as pas besoin de faire du mal pour survivre. donc te jamono bi ñu toll man dama gis ne nit ñi lu bon moo leen di dundal seytaane daf ñu mun trop. nit ñi wax lu bon. ak def nit lu bon. ak xañ caat loo xamante ne caat tey mën naa la woo. ma ne ma toog fenn ma ne caat de tey dama ko war a jox 5 millions. benn Lamine jóge fële caat li tax nga ko jox 5 millions lan la fi dama ko xam nga yàq sama xel. ma toog a ma ne comme li ñuy wax rek seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel. tout à fait moo tax ma ne moo tax album bi sax ma tuddee ko esprit. bien vrai que esprit bi li ko gën a soxal tamit mooy j'ai réuni tous les esprits pour ñu def album bi. donc pour rebondir ci sa question bi rek mooy. nañu soppi xel yi. soppi xalaat yi. parce que xale jigéen yi ñoom ñooy victimes yi mais ñoom la ñuy gën a saaga. di leen wax aussi ñu def très attention. bien sûr très attention di wax aussi parents yi nañu waxtaan ak seen doom yi. je pense que les sujets tabous dagguma la sax moo waral yenn dérapage yu bari yi. exactement man sama yaay. man moom on parle de tout et de rien sama xarit yi bu ñu fekkee ñuy waxtaan dañuy tiit. parce que dañuy naan ñoom amuñu chance boobu amuñu complicité boobu ak seen parents yi te man tamit damay gis ne amuñu waxtaan boobu ak seen parents yi tandis que man sama yaay lépp lu ma def. même bi may gën a nekk xale su ma xamee ne lii ça mérite des corrections sax dama koy ñëw wax. su ko defee moom mu wax ma. sentiment am li tax lii bu subaa ma xam nan laay demee. léegi nag xale jigéen ñi elles sont à la merci de la rue. xam nga ak ñi nga xamante ne influence yu bon yi. bëgg-bëgg yi bari. bëgg buzz. xam nga te ñëpp léegi ay star lañu. loolu moo waral li yëpp parce que ñëpp ay star lañu dañuy toog di snap di wane seen vie. te am na yoo xamante ne jugul ñëpp. man daal li ma leen wax mooy nañu moytu. mbëggeel moom la yóbbu ci yenn xale góor yi moom loolu dañ koy def rawante temps yi dégg naa. dañuy toog ne waaw soo ma nobee filmel sa lii yónnee ma soo ma nobee filmel sa yi xam nga tey mooy loolu daal. donc nañu waxtaan ak seen parents yi. nañu waxtaan ak seen xel. te nañu def très attention. un message fort bàyyeekoo ci ki nga xamante ni moom mooy Guigui moom laa invité mais Guigui damay desandi ba tey ci violence. parce que yàggul dara. boobu ba tey amuñu chance donte événement bu yàggoon la woon te bugguñu sax mu amati benn victime boo nekkoon Tambacounda ñu violé ko ba mu mujj décédé Guigui peut-être c'est la première fois mu am chance wax ci nan nga ko dundee woon en tant que femme. waaw man nag li ma soulagé mooy. après dama dégg ñu ne waa ji mujjul sax yegg ci moom. voilà donc loolu soulagé na ma parce que violé la rey la loolu dafa métti. voilà donc am naa lu ma métti nag parce que rey na ko mais comme xale bi xeex na avec toutes ses forces ba yeggul ci moom. donc loolu yal na ko yàlla xare àjjana may ñaanal parents mi xolu muñ parce que xale bu ndaw la woon. donc ñu ñëw fekk ko këram. violation de domicile agressé ko et puis c'était un proche. donc loolu nekk na lu ma métti ba nga xamante ne. mënuma ko sax natt. en fait âge xale bi. te il paraît que xale bu am diine la woon. donc di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana di wax nit ñi comme nañu moytu. ku la gën a jege
bul am confiance ci ñëpp. Voilà donc ku la gën a jege moo la gën a mën a jam paaka. parce que histoire bi après man bi ñu ko nettalee. comme man ay affaire de crime rek laay seetaan. man affaire bi sax dama ne kii xanaa day seetaan affaire yi. parce que nu mu ñëwee def crime ba pare. ñëwaat moo dem rangele chez naka. papa yi dégg naa moom moo doon nekk bras droit papaam. ça c'est grave mooy dëmm rey la. jaale la donc mu doon lu ma métti daal mu doon lu ma métti te xam ne bëri na fi. nit ñi ñi ngi noppi. am na ñoo xamante ne ñu ngi leen di violer mënuñu wax. parce que bañ nañ ku leen jugé comme ni ma ko waxee dañoo nekk société boo xamante ne. même bu ñu la violé woon boo amul doole dëgg da ngay mujjee toog. da ngay ne wax naa nit ñi xamal nañ ma te fajalum ma ko. ma mujjee toog ñii mujjee toog. donc mu nekk loo xamante ne dañ ci war a jóg bu baax a baax. mi ngi noonu gi waaye nag dañoo nekk ci société boo xamante ni yaa ko wax léegi dafa bëri tentation. est-ce que tey je le dis pas parce que dama bëgg a xam mais ñi la bëgg nañu am parce que rumeur yi dafa bëri est-ce que mës na la dal genre mel tentation de viol wala chantage wala yenn yoo xamante mën nañ ko xam exactement. waaw dinaa wax nag loo xamante ne mosuma ko wax. tey donc man bi may gën a jeune. j'avais 15-16 ans mosoon naa am genre événement bëgguma ci sax wax parce que c'est. bëgguma ci wax sax dëgg la mais nga baal ñu tuuti rek nga expliquer ñu xam tuuti parce que tamit gis nga nit yenn saa yaa ngi koy jugé te doo ko xam des fois nit ki mi ngi koy takkal benn étiquette te xamu ko alors que soo xamoon dëggantaan fi mu jaar di nga xam ne jàmbaar la te ñun suñu émission bi ñu koy def c'est juste pour permettre la personne non seulement mu am place ci société bi gën a revaloriser li muy def mais ñu xam moom mooy kan. waaw dinaa ci wax nag parce que li tax ma bëgg a wax si parce que pour xale yi tey ñu xam seen droit xam lan la ñu war a def. donc histoire boo xamante ne yàgg na donc maa ngi nekkoon lycée. amoon kenn koo xamante ne sekkuñu woon dara sax. mais xam nga man moom dama nekk ni koo xamante ne dama mës a bëgg voilà man góor yi laay gën di àndal sax que jigéen yi yàlla moo ma nattoo laay wax xaw ma lan. donc mu nekk koo xamante ne dëkkoon na ci koñu école bi di ma gis souvent après ñi xamante tout le temps. comme ay booy jàng lycée xam nga parfois da nga am cours 8h 10h après balaa nga amaat 14h. comme de la force laa nekkoon Grand F sori. donc mu dem ba waaj ci koñ bi la dëkkoon nag mu dem ba nekk suñu xarit. saa yi ñu posé nii dañuy dem këram waxtaan et tout. donc un jour suñu waa classe yi je sais pas ñëwuñu woon am na daal nu mu demee woon. ma dem ñuy waxtaan après mu bëgg dara mais je me suis tellement débattue. ba moom sax dafa tiit. ok parce que dama ne man dañ ma yar fi ñu ma war a yaree. donc xale laa. ñëw di jàngi suñu waa kër yaakaar ci man. donc am na yenn yoo xamante ne du ma ko nangu. te man caat. maa ngi la koy wax sànq sama yaay on parle de tout et de rien. te bi may gën a nekk xale dama nekkoon xale yoo xamante ne ku ma gis bëgg ma. ba léegi sax waaw. ku ma gis bëgg ma ba léegi sax sama xaritu yaay dañ na wax sama yaay. ne na ma surveiller bu baax. parce que sama grande sœur mi ngi ma màggee presque 10 ans. donc man comme xale laa woon. d'accord. donc dañ ne sama xaritu yaay dañ ma doon ne sama yaay na ma surveiller bu baax ba sama yaay lu ma sol ba léegi dama ko tàmm lu ma sol dafa ma dem solal kilote. parce que depuis bi ma nekkee xale comme ma xam nga da nga gis xale. kon ba nii nii da ngaa jiital kilote. gi du ma rey man yow laa bëgg. voilà mu nekk sama yaay dafa amoon benn seetlu bi ci man. sama yaay dafa amoon seetlu bi. mais ce gars là n'a pas réussi son maanaam son coup. non jamais jamais je me suis débattue comme ni ma la wax. très bien sama yaay dafa ma xale. mais après am na suivi sa yaay wax nga ko. non waxuma ko nag parce que tax waxuma ko. mooy yóbbu nañ ma ci école pour ma jàng. bien vrai que man maa ngi doon bañ a taxawaal ci école bi. maa ngi amoon kenn koo xam te mag la ki ma wax nii mag la moo ñu magoon ñun ñëpp tonton lañ ko doon wax. ñi nga ko foogewul ñoo koy def. voilà comme ni ma la expliqué nii rek bu ñu ñëwee jàng leen yéen a ngi def lii ma xool seen cours yi ma xool seen lii ba pare dafa aayoon mat. donc dafa ma doon jàppale parfois ak suñu classe yeneen yëpp ci mat bi. donc soo ñëwee mu ko def lii après jour boobu nag. yàlla def suñu classe yi foog naa ñëwuñu je sais pas comment. man ma demoon fa man kese noonu. bi mu commencé yooyu tëj buntu yooyu ma ne non il ne va pas faire ça. non léegi mais heureusement comme man jean rek laay sol ak yooyu noonu. non je me suis débattue. xeex. xam naa ne su ma mënoon a rey dina ma rey mais yàlla def na ëpp ma doole. je me suis débattue xeex ba. dégg naa sax moom dafa feebar après. tellement que. dama ne lii duma ko mës a def duma am ay parents ñi yar ma ci diine. yar ma ci téye sa bopp. may ñëw fi di jàng si di si wut diplôme di doflu ba lii di ma dal. après fan laa koy waxee. donc moo tax may ne à chaque fois. parents yi nañ jege seen.
te di waxtaan ak ñoom. di waxtaan ak ñoom. moo tax bi cas bi amee xale bi après ma déglu ne elle s'est débattue. daf la fàttali malheureusement daf ma fàttali parce que ma ne waa man comme man waroon naa comme kii su ma ëppoon doole man mu yoroon arme comme rayoon na ma. bu baax. après ñiy toog di nettali sama histoire. donc affaire bi daf ma fàttali cas bi. daf ma ko fàttali bu baax te xam naa y a des milliers de gens yoo xamante ne ñu ngi dund loolu. effectivement am na ñoo xamante ne dañ ciy jaar. am na ñoo xamante ne duñ ci jaar ñi rey leen. wala am na ñoo xamante comme sama cas yi la. mais loolu c'était vraiment longtemps c'était bi ma nekkee lycée. après nag koñ boobu sax. bëggatoo fa jaar non ba léegi nii sax duma fa romb. mu ngi noonu lu ñuul kay foo ko gisee dangay daw acca noonu la ñuy pëtaxloo rek daal di dugg ci li nga xamante ne mooy seen rubrique jomb jomb dañuy dem di kaat daal di koy gën a yaatal à tout à l'heure. bari na ñu leen di gis ci écran yi ak réseaux sociaux yi ba jàpp ne amuñu lu ñuy jombale seen bopp tey nag damaa toog a Guigui émission Makkaan képp koo xamante ni seet si naa la rek dinaa la laaj rubrique bi nga xamante ni moom mooy jomb jomb Guigui tey sama la doon laaj lan ak lan la jombale boppam ci loo xamante ni tey jàpp nañ ne sax loolu c'est pas Guigui parce que li muy wane ak li muy montre toujours mën na bañ a coller avec son image tey lan ak lan nga may wax. waa am na loo xamante ne nag jombale naa ak sama bopp mais jarul wax. parce que comme ni nga ko waxee rek. boo ko waxee sax ñu ne moo. mais jar na wax en fait jar na parce que ñi may dem ñëpp dañ koy wax xam nga sama émission bi waaw Guigui moom. man ku may seetaan day ne Guigui dafa sañ a wax moo tax damay namm di ko seetaan. mais bon loolu jarul wax. loolu mooy loo xamante ne lu may dund la. xam naa ne jommale naa ak sama bopp mais man. li ma mën a wax loo xamante ne jommale naa ak sama bopp aussi mooy wax lu ma wóorul. ak waxu jàmbur. man je suis pas comme ça. man foo ma fekk gis nga comme li ma la ko waxee ay góor gis nga Lamine mii mooy sama xarit man ay góor rek ñooy sama xarit te góor est-ce que tal na ay waxu kii. non non bu ñu waxee bu ñuy wax maak moom projet la ñuy wax. donc lan laa def lan laa kii ñi ka fooree jeex na. moo tax damay éviter souvent copinage yi. parce que copinage moo lay indil ay wax yu sew moo lay indil lu nekk moo lay yóbbul moo lay indil. tandis que booy ànd ak góor yi ñoom ay waxu avenir lañ lay wax leneen ak leneen daal. man daal wax loo xamante ne. vraiment leeruma. amul sax leeruma du ma wax sax waxu jàmbur taluma ko. voilà man je suis casanière. donc à part la musique sama kër laay tëdd dama la sama kër yaay. donc voilà. très bien aca mi ngi noonu nee na jombale na boppam waxu jàmbur te loolu kuy gor aussi war nga koo jombale sa bopp ndax moment bi ngay waxtaan ci kenn kooku ma ngay avancer di réussir mi ngi noonu elle a nag sa propre boîte est-ce que mën nga permettre ñi lay seetaan te bëgg la ñoo xam à part la musique lan la Guigui di def. waaw tey comme ni nga ko waxee yéen a ma fekk sama bureau may liggéey comme émission bi ci bëccëg bi lañ koy def. tout à fait donc ma wàcc nag accueillir leen fii ci sama bureau. donc muy G+. muy agence de communication bi nga xamante ne moom laa créé il y a de cela 1 an. ak sama marque bi nga xamante ne mooy Guigui. donc li ma sol nii sax ci la jóge aussi. donc tissu yi sama benn yaay bu nekk Suède bu ñuy wax Fatsala. moom may envoyé tissu boo xoolee. tissu bi li nga xam ne dentelle tubaab la. waaw moom laay jël. ak sama tailleur yi G+ ñëw ko créé ci muy sama marque Guigui. am nañ tam yoo xamante ne dañ koy dem dafay jee Chine. yoo xamante ne industriel la yi doon. du doon loo xamante ne dañ koy ñëw. parce que defar boobu mooy gën a bëri te mooy gën a gaaw ko ñëw bi tout le temps. voilà en même temps aussi damay def décoration intérieure extérieure. damay def tout ce qui est consulting. c'est-à-dire di jàppale nit ñi. si bu ñu amee produit naka lañ koy jaayee bind ay publicité jox leen et tout. parce que loolu laa jàng aussi. loolu laa am diplôme. en même temps aussi maa ngi suivre benn formation cinématographique au niveau de la France. def naa sama première étape bi. mais ak album bi di génn moo tax ma dellu si waat Sénégal. comme man moom je suis dama bëgg trop sama dëkk. waaw sama dëkk moom. dama ko bëgg trop ba nga xamante ne. waxoon nañu sax naa toog France génnee ko foofu. mais su ma toogee France génnee ko day mel ni génneewu ma album. moo tax ma ne comme sama album la autoproduction laa def. naa ñëw fi Sénégal génnee ko. dem yeggale waat sama cours yi. effectivement ginnaaw nag kuy dund am na lu la neex am na lu la nakari je pense que am na sax lenn loo ci wax mais tey bu ma la doon laaj Guigui yow lan nga dund loo xam ne neex na la trop te doo ko fàtte. bari na peut-être mais bi la ci gën a marqué. est-ce que jar na boobu. gis nga Guigui nag mënoo jàpp émission bi lu ma la laaj nga ne ma est-ce que jar na ko bi da koy jar. ndax li tax ma set waaw mais kon nga choisir beneen mais boobu moom xam naa ne moo la gën a neex. waaw moo ma gën a neex. waaw léegi lu tax nga iñaanee ma ko Guigui. non parce que c'est intime moo tax. waaw c'est intime.
non man caat mu sëñ Saliou laa duma forcé léegi waxal beneen lu ma neex waaw xanaa jour bi ma yóbboo sama yaay Rome ba mu jógee Rome ndeysaan bi ma koy yóbbu aéroport ak bi ma koy jëli ma xam ne loolu moo nekkoon rêvam ndeysaan donc ma réaliser ko loolu daf ma neex ak jour bi ñu koy defal feetam bi nga nale et tout yooyu noonu ma gis ko nu mu kontaanee ma xam ne parent bu ci nekk boo sañoon tey dem muy catholique bi nga dem Rome muy jullit bi nga dem Makka donc damay gis ñoo xamante ne boo ñu yóbboo màkk rek bu ñu ñëwee rek bu ñuy naan man mën naa sax dee ndeysaan tellement ko pour ñoom purifier ne ñu bëggatuñu beneen baakaar voilà donc loolu moom nekk na lu ma neex ci àddina voilà sant yàlla aussi bu baax a baax ci loolu Guigui elle est chrétienne oui te Guigui bu benn musulman ñëwoon bëgg la marier est-ce que di nga nangu bien sûr man j'ai pas ce problème non d'accord non j'ai pas ce problème lan la Guigui di xaar pour se remarier bon ku baax ki rek Guigui ñu baax ñi doon feefees dell lan la Guigui di xaar lii laay laaj man lu may xaar xëy na ñoom lay xaar parce que parfois da ngay bëgg du sotti mais actuellement tu es en couple oui waaye ki fi nekk lu muy xaar loolu album bi lay xaar wala xàppe loolu la ñëpp di laaj man de Guigui wala ñu waxal ko officiellement bi ci kanam saa waa ji looy xaar doo ñëw ci Guigui bi ak li mu jóg nga ma wee nii man ne loolu ma jaaxal loolu ñëpp di laajte lu muy xaar. acca jomb jeex na dañuy dem ci top du jour rek daal di ñëwaat à tout à l'heure ñu toll nag ci sunu rubrique bu mujj muy top du jour ku ñu dem nag dinañ ko laaj ndax c'est une sorte de cri de cœur permettre ki nga xamante ni moom la ñu invité soit mu joxe benn message wala mu wax lu ko gën a metti ci société bi wala ci li nga xamante ni moom lay évoluer Guigui su ma la daan laaj tey sa top du jour fan nga koy accentuer lan nga may wax. waaw dinaa ko soo ma ko permettre naa ko accentuer ci ñaari fànn. d'accord benn bi mooy ñëpp xam nañ ne damay xeex feebar bi nga xamante ne mooy cancer du sein ak cancer du col de l'utérus. donc ma bëgg gars yi ñëpp gouvernement sénégalais. bonne volonté ñëpp. ñu ñëw jàpp ci combat bi nga xamante ne maa ngi koy def. muy lutter contre les cancers des femmes. mu nekk cancer feebar boo xamante ne mi ngi dal jigéen ñi te nit ñaa ngi koy fooyee. chaque année damay organiser festival au niveau de Grand Yoff région yi nag ñi ngi koy laajte caat région yi ñi ngi koy laajte parce que dañ koy soxla ñoom ñoo ko gën a soxla que fii sax Dakar surtout cancer du col bi mi ngi sonnal famille foofu may woote nag ñëpp à travers Sénégal 7 ñu ñëw jàpp ci li nga xamante ne mooy sama lutte bi ñëw ñu dem ci région yi dépister famille may leen ay bons de mammographie faj leen donc je pense que c'est le plus important li ñuy wax fagaru moo gën faju nañu bàyyi ba feebar bi ne këlëb ñëpp di daw si ku nekk di wuti remède nañu dépister famille ma chérie dagguma la sax mais gisoo jàppoo ni maanaam polygamie bi dafa favoriser loolu. Non polygamie bi je ne pense pas. parce que polygamie. parce que dafa am ñu ma doon waxtaanal ñu may xamal ne ñoom benn la ci facteur bi nga xamante ni yenn saa yi mën na indi cancer de col de l'utérus xaw ma nag lan moo tax. non polygamie vraiment nekk na loo xamante ne tam lu doy waar la. mais je pense que képp kuy góor nga nekk polygame. di nga jóg di saytu sa bopp. du ñëpp. waaw loolu moo tax ma leen di wax sax. war nañ ko def. parce que léegi da ngay gis benn ñaar ñett te polygamie sax dañ koy wax mais am na lu raw polygamie. xaw ma naka lañ koy tuddee mooy nga am benn jabar am 10 maîtresses. boobu gën a garaaw. parce que boo amee benn jabar boo amee ñaari jabar sax. parfois damay gis suñu yaay yi di ko def. nga dem ci sa benn jabar bi. ñëw ci beneen jabar ji. musul am ay perte blanche ma la dara. mu am ko mu waxtaan ak sa jëkk mu waxtaan ak waa ji. ne ko su fekkee sa beneen soxna si. waxal ak moom lii ak lii parce que man lii musuma ko am. te comme yaa ngi dem fii di ñëw fii. jéemal waxtaan ak moom ku góor ki day dem waxtaan ak kooku. ñu jógtu dem feju ku góor ki aussi dem xoolaat boppam. mais léegi dañuy gis koo xamante ne day am sax ñeenti jabar. am si 10 maîtresses. te comme xale jigéen ñi léegi moom. du ñëpp nag. mais am si ñoo xamante ne mooy loolu. moo raw sax clando fu ne la ñuy dem donc loolu ñi ngi tooñ ki nga xamante ne mi ngi toog këram di sëy loolu war nañ ci jóg mais bugguma wax ne nag polygamie moo koy indi xale ñëpp ku ñu bëgg a takk ñaareel nga ne bëgguma mais c'est sûr que ne góor moo koy jox jigéen ki d'accord benn feebar la virus boo xamante ne bactérie boo xamante ne ku góor ki moo koy jox jigéen ki moo tax kooku waaw microbe boobu moo koy jox ku jigéen ki ba mu indil ko cancer du col de l'utérus bokk na ci facteur yi xaw ma nag it ndax am na leneen mais man li ma xam mooy góor rek moo ko mën a jox jigéen ci loolu bëgguma ko nag honnêtement
parce que da nga ci am expérience. non non buuma ci wax. ba tey ñu dem ana beneen fànn bi. yow am na loo xam ne ma xamul ne yow. waaw beneen fànn bi mooy nit ñi nañu xam ne Thiat ñun ay artistes lañu. tout à fait lépp loo xamante ne def nañ ko c'est dans le cadre artistique. fan yi rek démb rek maa ngi dem snap ak sama benn frère mooy ki ma lay wax noonu Lamine. ak sama benn copine Keso. ñu ngi dem snap suñu snap. def suñu yu baax di lekk. teg suñu son bu bees bi xàppi def suñuy banaana. ñu xëy ñu revue de presse ñu. ay waay fan la ñuy xàppiwee. mais Guigui yow amoon nga kaa ci banaana waaye Guigui yow amoo souvenir bu garaaw ci banaana nga foofu non dañ koy waxtaani quoi amoon nga kaa ci banaana ngay sina baat xi ñun moom ñun nitu xàppi nga xam nañ ko ndax dangaa nekk nit bu ouverte waaye am nga kaa ci banaana te yaa ngi ci société sénégalaise doo ba banaan. non banaana yoo xam nga ne dafa baax banaana da lay jox vitamine dafa baax banaana dafa baax. man tey jii bi ma xëyee nii bi ma sama rendez-vous bi ma xëyee naan sama café très sama rendez-vous di préparer seen émission bi benn banaana rek laa lekk mu suux instant yi donc nit ñi nañu bàyyi di yóbbu banaana ñu dañoo toogoon di lekk suñu banaana ñu xëy ne Guigui ak banaana donc c'est quoi le problème man il faut ma commencer jaay banaana sax. kon nag da nga ciy tooy xepp mbaa nga takk ci rip bis boo ko defee dañ naan ñun lay ñaawal ñu Sénégal may jégalu bu baax sama frère boobu di Lamine parce que tey démb nelawul tey aussi mi ngi xëy stressé sama copine bi aussi Keso xam nga ñun ay artistes lañu ñun dañuy encaissé man surtout maa Guigui man moom sama carapace comme acier voilà mais ñoom dama leen yërëm loolu de moom mooy nëbb parce que Lamine léegi ñi koy wooyee Lamine Guigui banaana vraiment mu nekk loo xamante ne aussi ma koy jéggalu bu baax a baax ak sama copine bi Keso moom tam da doon saxalaate boisson rek la doon saxalaate ñu bon en tout cas elle est sans façon. waaw nit bu baax la te man damay kontaan di jàkkaarloog moom ndax wax dëgg yàlla day nitu kase dama lay ñaanal rek jàmm yoon la boo xamante ni neex na neexul neex na bu fekkee li ngay wax rek gëm nga li nga gëm xam nga ne nekkoo ci lu bon defoo ko waxoo ko yàlla da lay teg loxo te yàlla na la toutes les énergies positives daal lay wallu amiin amiin ci barke li nga gëm tamit muy Jésus yàlla defal la tawfeex dama lay bàyyi rek nga daal di tàggoo yow it ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan te di la safoo tey moom kontaan nañu ndax non seulement dangaa sañse mais sama maquillage dafa toog say ongle baax damaa oyofal noonu rek waxal ñi la defal voilà di remercier ki nga xamante ne yàgg na ak man muy Ndeye Coumba Samb onglerie des VIP moom su may dem marché sax bu sañoon damay ñëw mu jox ma perruque bu bees maquillé ma instant yi xam naa kuy seetaan sax su ma paree di nga ma woo ne ma Guigui may ma perruque bi moom bokkul koo xamante ne da lay naan jëlal soo paree nga delloo ma ba tax na loolu day tax sax du ma sax bëgg di ko wax ne am na lu xew mais bu ko gisee day mer ma koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba mu may solal ba su may dem Wembley bu may dem Olympia ak Las Vegas yëpp mu ànd seeg man moo jaar ci kanam gi moo jaar ci bopp bi solo mayee ma joxe numéro voilà 77 397 82 82 Ndeye Coumba Samb sama mag ju baax ji chez Ousseynou ak Assane kontaan naa ci yow ak xale yi fa nekk yëpp ñoom Tabara ak Betty yëpp kontaan naa si ñoom ma solo nag sama bopp waaw la marque Guigui ak sama sister bi nga xamante ne sama yaay sax laay wax Fatou Sala moom muy indil tissu mooy dem Suède Dubaï yooyu yëpp indil ma tissu damay ñëwaale ay abbaay yi fu mag ak yi fu xale yëpp donc ma koy remercier aussi au passage moom moom indil lu nice lii nii ngeen gis tey la marque Guigui la marque Guigui moom la tey moom moo ab sponsorisé par elle-même voilà mu def dentelle tubaab bu nice en tout cas kontaan nañu noonu nga remercier onglerie des VIP noonu laay remercier bu baax ki nga xamante ni sama mag la te fu ma dem moom laay àndal dinaa la fa yóbbu yow moom sax xam naa sax jarul wax sax mais danga ma yàgg neex nag ma yàgg bëgg a toog ak yow léegi non yàlla moo ko da nga professionnel parce que li tax ma wax loolu ñun artistes lañu ku nekk dañuy toog ak yow plateau mais dañuy parfois ni da lay poser question tu es tellement énervé man émission bëgguma sax mu jeex tellement ko dafa neex dafa sëy donc di ñaan yàlla nañ la dégg canal nañ la dégg TF1 nañ la dégg C8 nañ la dégg ci plateau yi gën a mag yi incha allah da nga ñàkk ki ñaan amin kontaan naa mais dinaa la yóbbu ci sama mag ji Bellevue Beauty ak Bellevue Couture non seulement lay ñawal di la maquiller mais fa nga xamante ni mooy Ouest Foire numéro 77 la 402 34 22 tey damaa def à la légère rek ndax dama lay seet si te yow ndaanaan nga mais bis bu ma ñëwaatoon di nga xam ne lépp a dëgg da xaw ma dangaa légère xaw ma dama tegoon ne dafa am keneen ku def émission man dañ maa soppi journaliste sax
man de loolu laa foogoon man maay journaliste bi. En tout cas merci, ça a été un plaisir toog ak sama mag ji di leen joxal rendez-vous dootul gëjati ci kàttanu yàlla seen émission makkaan la tey naa leen booleeg artistes yi ñoom la ñuy woo ñuy siiso moo tax ngeen gëjoon koo gis. Doudou maa ngi koy remercier. waaw Doudou voilà il est très gentil maa ngi nuyu bu baax Yankoba sama xarit sama caméraman ak Lamine mi nga xamante ni moo ñu accompagner tey ci émission bi waaye fàttewuma benn yoon Pape ak tout le groupe de Sénégal 7 d'ici là portez-vous bien et passez une excellente soirée kontaan nañ bu baax a baax.